Le soleil était au zénith quand le cortège s'ébranla vers la prochaine destination. Mékhé, la capitale de l'artisanat sénégalais, ville de savoir-faire, l'accueil était chaleureux. L'émotion était dans l'air. Sur le visage de l'hôte, cette émotion si vive et si tenace des moments intenses de pèlerinage et de retour aux sources. And pancake. Okay. Par la voix de son premier magistrat. Thanks for coming and thanks to all your team to having chosen Mékhé as your destination to discover what we have on craft industry. And as I told you in the car, Mékhé is a strategic point of our country. It is a geo-strategical point. It's the reason why the former head of state selected our land to be the new capital of Senegal. And we continue on this project with the current president. And Mékhé is at the midway of Dakar and St. Louis, far to Touba, which is the second biggest city of 120 kilometers. And we are at 20 kilometers of the Atlantic Ocean. And we are lucky to be backed by the most richest land of the country, the Nyai. And we are on mineral resources, including zircon, phosphate, and maybe tomorrow oil. And we are based our development on agriculture. And our force, our strength is craft industry. And craft industry include more than 126 jobs, specialties. And the best, well known around the world, is Dalungai, made through leather. And the leather industry is the first one on which we have to invest on. And I'm very glad to welcome you, Fongat. And as I told Mr. Wan during our telephone call, I was maybe the first Senegalese to promote the banking system of the Senegalese, of the foreigners, of the diaspora. And we know that diaspora is mobilizing more than 4,000 billion CFA in our country. We can pay all salaries in 1 month. And in Africa, we were promoting, when I was at the African Development Bank, bank for more than 100 million US dollars for the African diaspora. So I know that you are on the right point, you are on the right track, and if you want it, we can make it. And taking opportunities of what America is offering to us as the Growth Act, we can give you as good opportunities of investment and have good opportunities to penetrate a new market. So, Madam, I welcome you. Thank you. So we don't have any translation to do. Thank you for that. Good. That's an excellent Thank you. Thank you so much for receiving us. I'm very excited by this opportunity, and just the small samples of what you have demonstrated shows that there is tremendous opportunity and tremendous skill and creativity in this community. So we look forward to finding a way to help improve and strengthen the work that is being done here. And I think the partnership with Fongat will help make that possible. So thank you for receiving us. Thank you so much. Thank you. Donc, je commencerai d'abord, moi je vais parler en français pour que tout le monde comprenne. Donc, Demba, si vous pouvez traduire pour son excellence. Au nom de... Donc, may waxal sama sunu organisation muy Fongat Invest. Ma leen di nuyu yéen ñëpp di leen di remercier ci seen accueil bu rafet bi ngeen ñu accueillir depuis ci l'entrée de la ville. Vraiment touché nañu ci xol. Ñu leen di baalu àq tuuti nag ci retard bi parce que sunu yitte yi bëri na lool bi ñuy yegsee bi ñu jógee États-Unis ba léegi li ñuy war a def bëri na lool. Démb ñu ngi doon def benn forum à Dakar ñuy ñëw fii ñu arrêté à
à Diamniadio pour xool réalisation yi nekk foofu au niveau du PSE. may wax ne que li ñuy def nii Fonguat li ko tax a jóg moom mooy ñu defar liggéey nit ñi liggéey ñu créer liggéey États-Unis ñun diaspora bi xool nañu que li ñuy envoyé ci xaalis xam ngeen ne bëri na lool wante lu ci bëri lan la mooy envoyé xaalis pour dimbali nit ñi parce que dañoo am ay problèmes sociaux dañoo am ay problèmes yoo xam ne dañ ko war a régler mais liñ naan balaa ngay envoyé nit pour mu jënd jën li gën mooy nga du sax li gën du sax nga jàngal ko mu napp mais nga jëndal ko gaal nga wutal ko gaal pour mu jàngal ko napp nga xam ne du la sonalati loolu moo tax Fonguat jóg mooy créer ay entreprise ci biir Sénégal pour nit ñi am lu ñu jëfandikoo loo xam ne mun nañ ci liggéey pour mun a defaral seen bopp loolu loo tax Fonguat jóg Fonguat ay sénégalais yu nekk États-Unis ñoo ko commencé ñoo ko door wante sénégalais diaspora bi yëpp a ko moom te wax dëgg yàlla état bi soutenir nañ ci lu baax président Macky Sall jàppale nañu ministère de la promotion des investissements tamit jàppale nañu joxe na ay kàddu ci biir gouvernement bi FONSIS FONGIP agence yu bëri yoo xam ne ñu ngi dans promotion investissement ñu ngi liggéey ak ñoom ñun nag li ñu njëkkoon a jóg tax a jóg moom mooy ceeb mbéyum ceeb parce que seetlu nañ ne que Sénégal ñun ñu ngi dépenser 600 milliards de francs CFA ci ceeb par an te 400 milliards ci yooyu ñu koy jëlee extérieur donc ñu ne nañ leen commencé nañ leen commencé dugg ci agro-industrie lu tax Mékhé fan la jóg lu tax ñu choisir Mékhé yàlla la rek parce que bi ñu ñëwee Atlanta bi ñu demee Atlanta di def foofu forum ci ñi président Macky Sall envoyé dafa am kuñ naan Juma Jeng Jaxate yaakaar naa ne jarul kenn présenté ko xam ñun ñëpp xam nañ kan mooy Juma Jeng Jaxate ci biir waxtaan bi ñu bëgg jumelage ñuy waxtaanu jumelage ñu xool ne que boo gisee ñuy jumelé yu bëri jumelage yi entre villes yi la mooy grande ville yi jumelage New York Dakar jumelage Dakar Paris jumelage yooyu ngay dégg mais doo dégg jumelage petite ville yi ak yeneen petite ville yi nekk ci yeneen dëkk yi te boo xoolee en termes d'opportunité économique foofu la ëppee parce que ñooñu dañoo am ay besoins comme tey jii nii Mékhé dañoo am ay besoins pour yokk seen ville pour andi ay industrie pour développer seen industrie moom maire la beneen ville bu toll nii Mékhé relativement parlé aux États-Unis mu ngi nekk au sud de Atlanta moom tamit moo am ay besoins pour exprimer pour que sa ville existait pour ñu gis villam pour nan la villam di participer dans l'essor économique dans le sud des États-Unis ci biir wax boobu nag ci biir waxtaan boobu la Juma Jeng Jaxate wax lu rafet ci yéen mu ne moom artisan yu mu gis ñi gën a xarañ au Sénégal ñi gën a aay au Sénégal ñi nga xam ne vraiment xam nañ lan mooy aar Mékhé la ñu nekk ci biir waxtaan boobu nag la idée jumelage entre Litonia ak Mékhé jóg ñun Fonguat nag ñu dox ci ba bi ñuy ñëw suñu forum bi ñu ne duñu bàyyi mairesse bi foofu dañ koy àndaale après journée de partage Dakar bi ñu andi ko ba Mékhé pour mun a commencer à établir les pierres de ce que nous espérons être une très longue relation lii du affaire benn jour rek dañoo bëgg a jumeler la ville de Mékhé ak la ville de Litonia pour le développement industriel. La population ne fut pas en reste. Visite riche en sons et en couleurs, certes, mais surtout en enseignement. I just wanted to take this opportunity to express my profound appreciation for the very warm welcome that we have received here today. waaw dama leen bëggoon sant yéen ñëpp kenn ku nekk fi nga toog ci kaw accueil bi ngeen ñu réservé qui est un accueil très chaleureux dañ ci sant bu baax loolu laa bëggoon ngeen may ma def ko maa leen sant bu baax ci loolu.
Yes, I extend my appreciation to the mayor for his welcoming us. donc di gërëm maire bi ci welcome am accueil bi ñu defal fii ñu témoigner ko ñun ñëpp. Yeah, and for the members of Fongad Invest who had the idea that we make this visit during my trip here. Et les membres de Fongad Invest ñi nga xam ne ñoom ñoo suggéré ne bu ñëwee ba fii ñu ñëw ba Mekhe fekk defee visite bi actuellement. Yeah, I look forward to establishing a very strong and firm relationship between our two cities. waaw maa ngi waaj nag liggéey ak yéen diggante sama cité ak seen cité fii ci Mekhe liggéey bu dëggu bu takku ci suñu communauté yi. Because the real role of a strong leader is having a strong community. waaw leader lu mu rëy ñu ngay nattee ci communauté am ni mu takkoo jàppoo am ànd ak moom. And that comes through providing economic opportunities and employment opportunities. te loolu mu ngi jëm ci fexe ni ngeen amee jumtuwaay yi war ci seen liggéey ak seen yaxanal seen nekkin ci communauté bi. The very small sample of the work I've seen here in Mekhe, it is fantastic and amazing. mu ne li ma gis ci liggéey bu yéeme bi ngeen def fi rek dafa ma wan ne yéen ay borom ay kàngam ngeen ci liggéey maanaam. So I have no doubt that we will be able to soar to higher heights together. Merci. waaw mu ne aw ma benn xel yaar ci ne incha allah danañ booloo liggéey pour am yeneen liggéey am yeneen maanaam achievement gën a kawe liggéey bu gën a kawe li ngeen def ni incha allah nañ ci liggéey together. Merci. donc merci. Merci. ok jërëjëf. La nuit était déjà tombée, mais la délégation du Fongad à pied d'œuvre depuis le petit matin a tenu à marquer l'événement. The first part and this is the second. It's like you see, like girls, they can make it, for some, I don't know, even special days, you get it. Okay, she just said that this is not just a big for you. She just wanted you to... Ce jour du 29 novembre restera ainsi marqué dans les annales de la ville artisanale et porte ainsi la signature du Fongad Invest qui prône une nouvelle philosophie de partenariat à la base.